mbokk yi di nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Touba nag te mënd bi xaw leen sonal nag nañu jàpp ne laata màggal gi daañu indi ay saafara ci mbir mu ni mel du samay kàddu ki ko xamle di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biir réew moom Aly Ngouille Ndiaye di xamle rek ne dina def kéem kattan laata màggal gi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Talla Samb ak Mohamed Jo Diop. muy fi ñëw di masawu askan wi nga xam ne gis nañ ci li ñu ne daana fi gënoon a ñàng bu fekkoon dara amu fi woon parce que quand même dëkk bi xam nañ ko aussi parce que lu bari gis nañ loo xam ne def nañ ko fii ci assainissement muy ay canalisation yu fi jaar yoo xam ne yii dafay refoulé yii dafay def évacuation gravitaire donc loolu lépp mooy jumtuwaay yi nga xam ne war nañ ko jël pour dimbale nit ñi gannaaw bi ñu leen masawoo pour ndox mi mën a génn seen kër yi parce que li ñu remarqué mooy tey bëri na mbedd yoo xam ne bu fa ndox nekkut kër yi ko wër ndox a ngi ci biir la ko waral boo ko seetloo le plus souvent kër yi dafa xóot par rapport ak mbedd mi ni mel. comme solution du ay fii ni ñu ko gisee du ay pompe yu mag parce que li fi nekk généralement bu ñu amee ay pompe yu ndaw génne ko ci kër gi peut-être yenn pompe yu mag yi dina ko mën a évacuer ba regard yi gën a jege rek mu dal di jàll yaakaar naa ne bu ñu ko defee danañ mën a soulager nit ñi fii ak màggal gi ñëw. maintenant nag bu ñu weesoo màggal gi il faut ñu étudier parce que li ma fi gis mooy daanaka ndox mi même boo xëccee dafay dellusiwaat donc ça veut dire que ndox mi ci suuf sorewul wala bu soree it bari na fi li am solo donc mooy kër yi am na ndox nañ leen jéem a dimbale ci ay poto pompe yu ndaw ñoom ñu koy jël di ko évacuer ci mbedd mi wala ñu relayer ko par des pompes yu mag wala boog ñu évacuer ko directement ci regard yi. donc ñii aussi bu ñu paree seen recensement dañuy joxe seen contact yi ñu soxla rek ñu def leen seen ndimbal boo xam ne bii dina varier diggante 100 000 ba 200 000 mi ngi dépendre ci nit ki lan la sinistre toll ci këram. ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Diamniadio Nord nag ñoom ñoo ñeemet ba futtu la ñu def ndax xam ne rek nañ jafe-jafe mbënd mi nga xam ne moom la ñuy dund jamono yi nag seen loxo seen bokk jiit moomeel ma nga ca ndax itam moom moo taxawal ay usines yoo xamante ni tax na ndox ma demul dikkul waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca maire ba daal nañuy weddi ay tuuma ba ñu set wecc ñu teewlu reportage bu seenu Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. maire bi li di mbënd mi nag di jur jafe-jafe yu bëri ci wàllu askan wi waaye tamit di leen xaajale lu ni mel nag la ñu nemmee ko fële ca Diamniadio lenn ci ndaw yu doon taskatu xibaar yi di tuumaal lii di maire bi ne moom moo autorisé tabaxuk ay usines yoo xam ni moom moo leen jural tey jii am mbënn. de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures ñu nekk di jàppale doomi aadama yi nga xamante ni ñoo am problème ci ndox mi di leen dimbale def benn vidéo publier ko ci net bi di lancer un appel adressé ko ki nga xamante ni mooy le maire de la commune de Diamniadio ci biir loolu kooku amul benn appréciation bi muy def lu dul jël jeunes yooyu noonu tey porter leen plainte ne da leen di tëj kaso parce que nee nañ dañoo wax ba tudd foncier ci Diamniadio. yeneen jafe-jafe yu ndaw yi yëkkati nee nañ muy ñàkk jumtukaay ngir ndaw yi Diamniadio. Diamniadio coow li muy bëri le maire ñu ngi ko fii fal en 2009 jusqu'à 2020. amul dara loo xamante réalisé na ko ci commune bi loo xam ne nit mën na cee teg bëtam ne lii kat maire bi a fait ça ou ça ou ça Diamniadio lu muy rëy yëpp Diamniadio amul stade municipal bu baax. ci wàllu maire bi nag ñu ngi dàq tuuma yooyu ñu nga xam ne teg nañ ko ci seen ndodd jëm rek ci wàllu mbënn fële ca Diamniadio Nord. usine bu ñuy wax ni maire moo joxe autorisation wala mairie bi loolu amul parce que usine bi ba muy ñëw fii c'était en 98 boobu communauté rurale bu yenn la boobu Diamniadio juddoo ay waxu tegewul fenn la lu ma leen mën a wax mooy usine balaa mu tax ma jura moo ko joxe jamono yooyu mairie bi amagul kon buñ ko waxee dama ne loolu amul. lu jëm ci ñàkkuk jumtukaay yi pour ndaw yi Diamniadio lii di équipe bu maire Moulaye Gueye nag ne àndul ak benn yoon kàddu yooyu nga xam ne nii yooyu ndaw yëkkati nañ ko. parce que monsieur le maire bañ ko falee le 13 avril 2009. la toog xalaat ci am ay réalisation yu bari yoo xam ne def na ko centre socio collectif mu ngi nii mun naa leen jox exemple ñu ci ginnaaw mairie bi terrain basketball ma nga fa léegi mu pare beneen terrain basketball ma nga ci stade Sébi Ponti stade municipal bi ba mu ñëwee daf ko defaraat. mu doon nag ay tuuma ak ay tontu tuuma ñu bëri seen xam-xam màcc ci wàllu politique nag na njeexeetal la rek jëm ci wàllu élection locale yi nga xam ne nii ñu ngi koy waajal.
Ousseynou mu mel ni nag lor yi bari na du diwaan bu Diamniadio képp ñu dem fu ko gën a sori fa nga xam ne moom moo di ca Léwe Ngenaar nag foofee askan wa nelawatuñu ba yandoor li ñu xamle moom moo di mënatuñu dem mënatuñu dikk ndax seen ak pont wa nga xam ne moom moo fàcc ba tax itam ñuy daal di yëglu suñu ndaw la nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Matam Ali Bandel Dieng. gannaaw bi seen pont ba daanoo ñu yëkkati woon seen kàddu fëgg seen gémmiñ di sàqu ndimbal ba léegi furaas daal di xiddeem waa Léwe gisaguñu dara yemuñu si nag waaye piste ya maanaam yoon ya doon dem ca dëkk ba ndoxu taw yi fi mujjee wadd dañoo yàq yépp du oto wala charrette kenn mënul dugg wala nga génn ci dëkk bi fare ci commune bu Ogo jafe-jafe yu metti yooyee nag ñu jàpp ni seen njiit ya maanaam élu ya ak responsable politique yi fare ci nguur yi dañ leen bàyyi ak seen bopp lii kon moo tax ba ñu ràngoo seen ay morceau yu xonk wone seen naqar bu baax a baax. ñu metti ñun amuñu fu ñu génne yoon yëpp daa coupé si dex bi ñëwee fee taw bi ñëw na duñu am yoon pour génn ci même su fekkee suñu soxna yi su bëggee am doom am na yoo xam ne même su amee saret bi du mun a génn il faut nga wax yeneen dëkk yi ñu ñëw pour jàppale pour su saret bi ñëwee si wetu dex bi après ñu jël ko ñu defaat ko beneen saret waaw loolu mooy su par maire kay waxtuñu wax maire ñun kay lu ne wax nañ ko wax nañu préfet sous préfet yëpp ñëw nañu dem nañu foofu pour wax pour yoon bi ba léegi gisuñu dara président léegi la ñu bëgg ñu dimbali pour yoon bi lu ñu war a am ñu am ko loolu la ñu ñaan yoon la ñu ñaat ak lii même am nañu ay dispensaire defar nañ ko ñun ñoo ko tabax lépp ñu ngi ci biir amuñu médecin pour ñu defar am nañu xaalis pour fay kon waaye nag amuñu médecin ba léegi. da nga dem nañ si gouverneur dem nañ sous-préfet dem nañu maire dem nañu lu ne. Léwe Ngenaar doon dëkk bu mujj diggante frontière diggante département bu Matam ak Kanel daanaka position wu dëkk ba fa mu nekk moo juri gàllankoor yi la yëpp la koy firndeel ngir sax ñu jote ci taskatu xibaar yi dëkk ba dañoo teel a yeewu dox ci lu ëpp 3 kilomètres ba mun a kon génn ci kàmb gi ngir ko askan wi mën leen dégg. Ali Bandel ñaa ca diwaan bu Matam ñu jóge si ñëw fii ci Ndakaaru mu mel ni nag maire bu ville bu Pikine nag jamono yi daal dinay sóobu ci xeex li nga xam ne moom moo di mbënd mi naka noonu itam mu daal di séddale lu tolloog 24 ci ay moto pompe jamono yi nag takk ba dëgër a def ngir rek askan wa nga xam ne ñoom ñooy dund ci jafe-jafe ñu daal di koy fàttaliku ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Timbo dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Abi Faye ak Modou Diop. yitte yëpp suba ngoon guddeeg bëccëg amatuñu lu ñuy wax amatuñu priorité la seule priorité et super priorité mooy génne askan wi ci biir ndox mi ànd ak ñoom masawu leen li ñu ci mën lépp nag ñu ngi ko ciy def amul benn maire boo xam ne mu ngi nelaw tey moo tax ñu àndandoo ci biir mairie de la ville de Pikine ne ñu nit nañu ñëw seet naka la ñu war a mën a ñëwee jàppale askan wi jaarale ko ci ña nga xam ne ñoom ñoo seen i représentants légitimes muy les maires des communes. ñu ñëwaat ne kon dañuy ñëw jàppale maire yi ci carburant parce que pompage bi dafa metti trop ñu ne kon maire yi bu ci nekk dinañ la jox 1000 litres de carburant waaye it xam nañ ne askan wi am na ñoo xam ne nekk nañ ci ay coono yoo xam ne liñ doon xëy suba dem di ko wuti sax mënatuñ koo def ndax ay coono yu ñu jànkonteel. ñu ñëw ci mbas mi ak tolluwaayam ci mim réew mbokk yi jàppale ne benn doomi aadama moom moo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakkeen ñeent ci ay cas positif la ñu am 20 ci ñoom nag di ay cas grave jamono yi ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram ca kër docteur duñu sori dañu teewlu docteur Mamadou Ndiaye moo yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. ak fanweer ak ñeent test yi ñu def fukk ak ñett ñoo ci positif. ci ñooñu am nañ ci fukk ak juróom ñi nga xam ne ay cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñaari cas importé mooy ñu jógee bitim réew te ñu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne de Diass am nañ ci fukk ak juróom benn cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñ fu ñu ko jëlee walla ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee Mariste am na 3 Mbour am 2 Kolda am 2 Pété am 2
Thiès ñaar Bignona benn Birkilane benn Cité Nouvelle Horizon benn Fatick benn Grand Dakar benn Hann Village benn HLM Grand Médine benn Liberté 5 benn Louga benn Mbao am benn Médina am benn Mermoz benn Ouest Foire benn ak Tivaouane benn téeméer ak ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb ajjuma fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak benn yu teg téeméer ak juróom fukk ak ñett wér nañ si ñetti téeméer ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak ñaar si lalu hôpital yi. ñu wax ci leneen mbokk yi lu wuteek li nga xam ne moom moo di jàngoroy coronavirus ca Diogo nag nekk ca commune bu Daaru Xuddoos ca département bu Tivaouane foofee nag lu tollook ñaar fukk ak ñaar ci ay liggéeykat yu GCO nag la ñu daal di dàq ba tax itam imaam ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca wowli gox di sàkku ci autorités yi ñu daal di ciy dox ay tànku jàmm ba ndaw yooyee nag mën a dellu ci li nga xam ne moom moo di seen ak itte ñu teelu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Sélatiir. boo leen gisee ñi ngi sol seen tenue yi nga xamante ne moom lañ doon liggéeyee ci GCO grande code opération bi nga xamante ne zircon lay génnee ñii de toll nañ ci ñaar fukk ak lu teg dañ leen a dàq ci l'usine bi loolee tax tey jii ñu dajaloo fii ci Diogo. ndax sunu njaboot gi nga xam ne dañu doon liggéey ci GCO jiw moo dox seen diggante ci ay perturbations ci wàllu restaurant ba jur ay réeroo am ba ñu dakkal liggéeyu ñaar fukk ak ñaar ñoo xam ne dañu doon liggéey direct ci GCO ak fanweer ak ñett ñoo xam ne dañu doon liggéey ci CIS di liggéey waaye ci suufu GCO ak ñett ñoo xam ne woo nañu leen te li ñu gën a yaakaar mooy dañu leen di dàq dakkal nañu seen salaire tëj seen i compte ñu nekk ci jaaxle. ñoom tey jii de ànd nañu ak askanu waa Diogo yëpp taxaw nag takku nee nañ dinañ wéyal xeex bi ba ñu delluwaat seen bërëbu liggéeykaay. di fàttali Sénégal di fàttali président de la République président Sall di la wax ni sàkk woon nga fépp fu fi liggéeyukaay nekk nañu moytoo daan liggéeykat yi ci lépp lu sababoo ci mbas mi nga xam ne dafa dal ci àdduna bi yépp ci biir loolu la xewe tund wi élimaan yeeg notable yeeg chef de village yeeg yëpp li ñuy sàkku mooy ñii nañu leen jàppale ci na mu gën a gaawee delloowaat leen ci seen yitte. benn bëccëg la ñu tàmm woon nag doon ci wàccee kaamil ñaan ci jumaa yi fii ci Diogo chef de village yeeg imaam yi ay notable ci dëkk bii di Diogo jàpp Daaru Salaam Diouf ba Fass Boy génnoon nañ dugal ci seen kàddu ak seen ñaan ngir nag ñii nga xamante ne dañ leen dàq ci usine bii di GCO ñu delluwaat seeni liggéey. Cheikh Anta Diop ñi leen nag dàquñu leen waaye li ñu sàkku moom moo di ñu daal di leen teg ci ak barab ginnaaw itam ba ñu leen jëlee ci seen i barabu liggéeykaay di waa Revas ñoom ñooñu nag rafetlu wuñu benn yoon doxalinu ki nga xam ne moom moo di jëriñ ji di Abdou Karim Fofana ci anam wi nga xam ne ñoom lay doxalee ak ñoom ñu teewlu Ousmane Ba moom mooy secrétaire général national bu Revas Mohamed Samb ak Younous Diatta ñoom ñoo taataan ay kàddoom. ñu ne ko zone bi nekkul commune dafa tiit. mu ne loolu mënul nekk parce que mënuma bi may ñëw. fii ñu nekk ci Dakar chaque jour ministre boobu ñuy wax Abdou Karim Fofana toog ba guddi muy jël oto nit ñi di leen dégarpiller fan lay yóbbu oto yi muy yóbbu mooy ci 50 hectares yi ñu jox. moom waroon na am volonté booy jël ay alalu nit da nga war di concerté wu ak ñoom mais dañuy bàyyi ba guddi ba ñu tëdd ñu def ay dégarpissement. jël oto yi ak mbalit mi nekk Ndakaaru yëpp yóbbu ko ci 50 hectares yi nga xam ne ñu ngi koy aménager pour ñun kon kooku amul volonté ñoom nañu xool li ñuy def ndax am na ñu bëri ñoom ñu ngi discuter ak ñoom avant ñu leen di déplacer mais ñun toog bi ñu toog waxuñu dara moo tax ñoom ñuy def mais ñëpp ñi nga xamante ni am na lu ñuy def ci réew mi li ñuy def ñun mën nañ ko def mais dañu nekk nit ñoo xam ne dañu yaru kon bind nañ ko wax nañ ak moom war nañu déglu. ndax li muy def ñun duñ ci d'accord mooy que ni di jël oto yi
di leen yóbbu ci place bi nga xam ne moom la ñu jox moom li ko waroon mooy foofu nga xam ne président jox nañu ko muy 50 hectares nga xam ne defagum na fa 5 milliards dafa ne projet bi 15 milliards la ñu ngi rappelé waat président de la république projet boobu nga xam ne 15 milliards la ñun Revas am nañ ay partenaires yu ne na président toog ak ñoom signé mën nañu liggéey 50 hectares yi mën nañ financer 15 milliards yi ci ay garage moderne norme internationale ñun loolu la ñuy xaar ci état. ñaniñ ak fukk ak benn ci ay village yoo xamante ni ñoo nga nekk foofee ca commune bu Malicounda ñoom ñooñu nag mer ba futt la ñu def li ñu bëgg moom moo di ñu daal di def woowule gox ab commune naka noonu itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo ñu ngi fàttali ay yenn ci ay dige yoo xamante ni njiitum réew bu Sénégal moom Macky Sall dige woon na ko ak ñoom ci jamono yi nga xam ne ma ngay amal campagne ca atum 2011 ñu teewlu reportage bu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ginnaaw bu njiitu réew mi jëlee ndogal pour def Kër Massar ab département ñu dëkkee zone sud bu commune Malicounda ñoom it ñuy fàttali njiitu réew mi diggé yi nga xam ne defoon na ko ci atum 2011 moom mi waxoon ni bu faloo Nianing ak li ko wër da leen di boole def leen commune. 11 juin 2011 di campagne bi mu ñëwee fii ñu ne ko zone bi nekkul commune dafa tiit mu ne loolu mënul nekk parce que mënuma bi may ñëw romb Saly romb Mbour ñëw ba fii ñu ne ma fi nekkul commune loolu yéenewul maanaam waaye ginnaaw dégg naa seen jàmbat leen laa leen di ñaan mooy ngeen jàppale ma élection yi ma dëg man su ma ko gañee geste yi may njëkk a def maanaam dina jëm ci wàllu dagg boor bi commune muy Nianing ak dëkk-dëkkaan yi ko wër boobu ba léegi nag digg bi yàgg na. fukk ak ñaari village yi nga xam ni ñoom ñoo seq zone sud bu Malicounda te xam le ni seen bërëb boobu am na lu war a mën a tax tey jii ñu nekk commune. dañoo am potentialité ba mu doy am géej am suuf am sàmm am tourisme am ay plage am lépp loo xamante ne ni économie am doy na sëkk pour mu war ko mën a tirer tey jii gannaaw buñ ko daggee loolu buñ ko jokkaleeg li nga xam ne ni moom la code bi wax article bu ñuy wax 73 loolu dafa leer. ñu dëkkee zone sud bu Malicounda di xam le ni bu ñuy dem ci seen siège mairie bi lu toll ak fukk ak juróomi kilomètre la ñu daal di dox te tamit dinañu traverser ñaari commune muy Mbour ak Saly. Abdourahmane Diallo cant ak ngërëm ñenn ci ñoo xamante ni nag ñu ngi leen di xañ ngelaw lu féexe te ñuy faral di dam ay jafe-jafe ci li nga xam ne moom moo di prison gi nag loolee la ñu bëgg mu dakk ba tax itam ñooy sawitu wàll wi amaloon ab doxu nemmeeku ca diwaan bu Thiès ñu teewlu ka nga xam ne moom moo di directrice ba Cheikh Anta Diop ak Seylatir ñoom ñoo taataan ay kàddoom. équipe dañu ñëw fii nag pour xamal nit ñi kan mooy observateur national. ak équipe am yi li ñuy def seen liggéey seen prérogative seen waarugar pour won leen que fii dañ fi samp benn kuréel ba nga xam ne léegi day seetu ci bërëb bu am ay nit yu nga xam ne caabi daf leen féete ginnaaw ou bien dañ leen téye pour seetlu ndax seen ñu ngi sàmmonte seen ak seen yelleef. est-ce que wàllu torture mooy métital moo ngi wàññeeku ci biir kaso yi am day gën a jéggi dayoo. man daal li ma remarqué daal wàññi na bu bare te xam naa ne léegi mu wàññi complètement sax parce que nit ñi léegi depuis que ñu ngi nekk fii ñu ngi commencé prendre et puis formation yi ñuy def dans les 14 régions. dañu joxe ay cours de renforcement de capacité aux agents d'exécution de loi ñoom ñëpp léegi xam nañu xooxatal ak métital waratul am te bu amee itam dañ leen di sanctionner par 5 ans à 10 ans de prison. mbokk yi boobule élément moom moo daal di buur yi la jotaayu xibaar ñu daale fa daal di koy tëj ràpp rédaction bi di leen jox dig daje kon incha allah daañu fi teewaat ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay kocc lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futurs Médias kenn dal ak jàmm.